asalaamaaleykum kilifa diine yi fi nekk ma mën cee cité Serigne Habib mu Cheikh Mandoumbe Xabaan di jëwriñ ci yoonu Serigne Touba di nuyu ki nga xam ne moo tax ñu daje fii muy monsieur le maire Mamadou Thiaw enjeu élection yi rek laa leen di fàttali mooy bu ngeen bëggee le camarade Mamadou Thiaw di dolli mooy il faut son excellence monsieur le président Macky Sall am une majorité à l'Assemblée nationale boo ko defee li mu naal ak li mu yéene mu mën koo mëtal ci fépp ci 51 villages loolu rek moo ci ëpp solo waaye lenn loo waxati rek da ngay guddal rek li am solo rek mooy ñu fexe voter massivement comme ni ko ki waxe léegi rek élection yi bul tayal ne dama voter ji ndax du élection Mamadou Thiaw élection yi élection Macky Sall la te bu nekkee élection président Macky Sall la élection Mamadou Thiaw la may ñaan dimanche ngeen jóg massivement dem voter ji le soir ñu ñëw feetuwaat ko fii maa ngi leen di sant di leen gërëm jërëjëf di sant waa Pameen di leen sant bu baax a baax ni ngeen ko daan defee. merci beaucoup salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu yéen mbooloo mi ku ci nekk sa tur ak sa sant monsieur le maire maa ngi lay nuyu di jël nuyoo bi di ko teg sa loxo nga jàllale ko ci say collaborateur président Macky Sall ni monsieur le maire Mamadou Thiaw wool Mbaye Diaw Saraka la ngeen ànd liggéey président Idriss Seck ni ma wuyu jil monsieur le maire Mamadou Thiaw sa mag la ngeen ànd liggéey mu may woo si ma koy wuy ji ñu daje moo tax ànd bi yomb loolu c'est bon na savoir ma leeral ko askan wi pour ngeen xam naka la ñu àndee président Idriss Seck bi mu ñu wooyee wax ñu loolu man ma ñëw dajeeg monsieur le maire ñu ànd bi yomb lool dama bëgg ngeen xam ne dama daan opposé monsieur le maire mais opposition ñu bari adversité gars yi ñu bari ñu xamul dañ koy jàppee ennemi man kii du sama ennemi sama frère la seulement wuute woon nañu gis-gis man ak moom mu gisee nii ni président Macky Sall moo mën a def li gën ci réew mi man ma jàpp ni le président Idriss Seck moo mën a def li gën ci réew mi moo tax ñu wuute woon gis-gis mais du sama noon sama frère la dama bëgg mu leer monsieur le maire wax na ko keroog borom càq du xeex ak borom baatu neen comme le président Idrissa ak le président Macky Sall benn lañu Idrissa woo nañu ba ñu ñëw mu ni bëggatuma xàmmee parti réew mi ak parti APR kon li suñu responsable bi Saliou Diop wax moom laay dëggal pare nañu pour accompagner la ci sa mandat bu bees bi yàlla na la jig pare nañu pour accompagner la pleinement à cœur ouvert tàllal nañ la loxo pare pour ànd ak yow te xam naa ni loolu di nga ñu ko yombalal. ñun waa Tassette rawatina ñun jigéen ñi Tassette ndax man saa yu ma waxee ci turu jigéen ñi laay wax ñun jigéen ñi Tassette monsieur le maire dañ koy tiitaroo ci bépp jotaay boo xam ne toog nañ ko rawatina géllale naa Tassette mais ci biir département bi yëpp fu ñu taxaw rek monsieur le maire fierté la ci ñun dañ koy bàkkoo di ko damoo suñu tiitar la. ñu am nag élection yoo xam ne dañ koo dëgmal muy élection législative ñu ànd nag monsieur le maire fal ko 2014 àndaat ak moom 2019 fal monsieur président Macky Sall àndaat ak Mamadou Thiaw falaat ko janvier 2022 kon ñu jëmaat ay législative muy maanaam ñuy woote penc ndaw réew mi mu nekk élection yee nag yoo xam ne yu am solo la ci Sénégal ndax nit ki soo ko jiitalee pare te joxoo ko doole yi du waral mu mën a doxal ay mébétam kon dafa mel ni jiiteef googu amul solo kon suñu wareef muy jigéen ñi comme nañ leen xamee woon ci seen njàmbaar ci élection yi mës a ñëw kenn musu leen a des ginnaaw kon ma dellu rek di leen ñaax mbooleem kuy jigéen na ngeen ko daan defee na ngeen ko defee nu ko raw bu ngeen xëyee dimanche suba teel na ngeen xëy takku comme na ngeen ko daan defee dem ci urne yi tànn leen liste Benno Bokk Yaakaar na ngeen ko xàmmee ngeen ko bu baax loolu mu nekk lu ngeen di nattable mais na ngeen ko defee na ngeen ko daan defee ndax élection yi mës a ñëw rek musu leen a des ginnaaw. kilifa yi fi teew yëpp jox nuyoo bi suñu sëñ Habib mu jottali ko ci ñëpp nuyu monsieur le maire ak soxnaam. tey monsieur le maire Mamadou Thiaw li mu ñu defal fii ci Tassette lu ñu war ñun mooy fépp fu mu ñu joxoon ñu ànd fa ak moom gunge ko te xam ne sunu njariñ dong lay doon moom defe naa li mu war a am ci àdduna defal na ko boppam ba pare li ko desee mooy li mu war a defal waa Tassette loolu nag ñun waa Tassette ñoo ko ci war a gunge
ñu xam ne tey leadership bi nga xam ne mu ngi koy incarné dans le département de Thiès loolu képp koy nit da nga ko koy nangul parce que yàlla moo ko defal kilifa la li des nag mooy ñun ñu dooleel ko donc ñu ngi ciy woo ñëpp ñu jàpp ci képp kuy militant socialiste nekk ci commune Tassette bi ñu ngi lay woo pour nga voter pour le Benno Bokk Yaakaar ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp yàlla nu yàlla mayeeti ndam lu sedd guy te leer nañ incha allah jërë ngeen jëf. dama xam ne Sénégal fu mu toll nii tey Macky Sall lu ci liggéey def ko ci infrastructure def ko ci développement def ko ci réalisation ni taxaw di ko ëpp Sénégal mun ma comprendre loolu. beneen bi aussi dama xam réew fu mu toll nii instant bii xam ne opposition xam ne ñëpp xam nañ député mënul defar yoon mënul defar courant mënul defar dara mais mooy bu président wala mu bloqué ko. donc nga xam ne opposition bi fi nekk lu leen tax a jóg mooy bloqué président rek te bu bloqué président ñun baatale ñooy sonn nga taxaw nañ da ngay jàppale ñooñu mënu ma comprendre loolu. Thierno Alassane Sall aar xaw ma aar xaw ma gaar je ne sais pas mais Thierno nekk na ministre lan la defal waat woteel ko lan la ñuy jëriñ yow yi nu mu tudd waa ji ñëwoon sax dama sax trop quoi non non Birame Souleye woteel ko ban njëriñ la amal Tassette mënuñu indi courant mënuñu dara nga am waaju mel nii mu defal ñu mësul def ñu am ñu mësul am nga doo opposition loolu mën nga ko comprendre moo tax ma ne man xaw ma lan laay wax dama ne boobu ñun waa Tassette nañ am ful am fayda nañ am ful am fayda nañ am lu am loo xam ne mosoo ko am da nga koy téye ba mu dëgër kon nag waa am na fula xam nga élection yi laa ko tuddee taxañ nañ teel a xëy teel a boole taxañ jaay dem suñu yoon. yéen waa département Thiès yéen waa Sénégal maa ngi leen di nuyu di leen ziar alhamdulillahi rabbil alamin nous rendons grâce à Dieu julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñuy ñaanal ñun ñëpp suñu ñaari waajur jërë ngeen jëf kontaan nañ sëñ Habib ñu ngi lay nuyu nuyoo bi nag sëñ Saliou Mbacke moo ko moom te mu sëñ Abdourahmane Mbacke ñu ngi lay nuyu di teg nuyoo boobu bërki démb dama fa dem ñuy waxtaan falaa añee naanee fa attaaye ñuy waxtaan mu ni ma mbokki waa commune Tassette namm nañ la sëñ Xaban Mbàkke ngi toog ma ne ko pourtant gars yi ñu ngi wër de mun ma waaye baaxoon na nag ngeen daje nga leeral message bi ba ñépp xam ni man mii sëñ Saliou ak képp ku ma déggal bu dee benn laa la jàppoon tey téeméer laa la jàppe sëñ Saliou Mbacke moo ko wax barki démb di nuyu kilifa aada yi mooy 51 chef de village te ñépp maa ngi leen di nuyu parce que yéen dañ leen ni massawu coono yéen a gën a sonn nag ci commune bi yéen 51 chef de village problème bu am chef de village la ñuy jëkk a dem seeti di nuyu nag sama ana mbër mu ngi nii ay mbër kontaan nañ ci yow bëgg nañ ci yow Sénégal yëpp bëgg nañ ci yow maire kontaan na ci yow président Macky Sall kontaan na ci yow sa taxawaay rafet na fu ñu tuddee gis la dañuy gën a am confiance téeméeri at ak ñaar fukk juróom sëñ Touba la ñaanal ak El Hadj Malick jërëjëf sa taxawaay rafet kontaan nañ merci di mujj nag samay xarit jigéen ñi non ñëpp man jigéen ñi ñooy samay xarit bu jigéen ñi kontaanee rek man kontaan naa wax naa ko démb tant que demuñu ba jigéen du xëyati di dem ci tool di liggéey kontaanuñu dañoo bëgg bépp jigéen bu ne ci commune Tassette
ñu indi fi ay koom-koom soit mu jaaree ci seeni doom wala ay projet ñu ba nga xamante ni Ramayum bu xëyee day toog ferenkulaayu fuddal ay loxom fuddal ay tànkam am na ñu kontaan nag fi ñu toll nii ci li ñu indeegul mais li ñu indi nii man dama bëgg rek mu nekk 5 wala 10% par rapport ak liy ñëw loolu nag loolu dafay am lu muy signifier kenn du ko porter ku dul yéen mooy dëkk bii ñëpp dañu war a am ndox ca léegi mu daj ñëpp dañu war a am courant ca léegi mu daj désenclavement maanaam waratuñ naan mën nañ jaar fi mën nañ jaar fi dëkk commune bi yëpp dañu war a am ay yoon te yaakaar naa ni nañ ko fi def ndaw ñi am na ñuy liggéey bëgg nañu lool parce que seen taxawaay tey économie Tassette dafa dox ku weddi laajal jaay côté boutique yeeg ñeneen ak ñeneen économie bi dox na waaye dañu bëgg ñii di liggéey xaw ma ñaata lañu ñaata nit a fii liggéey 105 ah Fera 240 non ñi liggéey ARD BND ak LONASE ak nu mu tudd Dakar Dem Dikk ak ñëpp mais dañu 276 personnes ñu ngi liggéey mais dëgg loolu néew na tant que matul junni yoo xamante ni ñu ngi liggéey ni am di liggéey ni Ablaye Diaw di liggéey ak keneen amaguñu satisfaction te am naa yàqin ni dina am bu soobee yàlla ñi demagul Màkka xam nga lan lañ bëgg ñu ngi ñaan yàlla man bu weer kooru jotee ñu génn ko dem ci tabaski ñi ñëw fii man fi joxe ay 20 ba 30 billets Màkka fii lañ ko waxe tey Tassette dafa war a jël premier ci département bi parce que nag président Macky Sall daf ko fi liggéey ñun fii mën nañ fi toog bu tawul ba suba kenn du dem duñu xiif duñu mar parce que moo ñu ko ji dimanche sànq jaar naa ci sous-préfet mu ni leen rek mooy seen cat mooy da ngeen yéex a voté bi passé fii lañ taxaw di compter fii ba 23h50 c'est pas normal dañ leen di ñaan bii yoon ngañ yow lañ dénk jàmm gën ak li ko wër ana Modou Ñing Mbufuj ñëw na lañ dénk Mbufuj yéen ak ñoom Ramaak dañ leen di ñaan dimanche xanaa benn jour mën ngeen ko may président Macky Sall yéen jigéen ñi bala ngeen a dem di toggi añ voté leen ba pare peese ci balance bi gagné département bi parce que dañoo pertoon 3 communes yi perte ville bi donc nawoon fa woon dañoo war a peser ci balance bi bu baax a baax a baax kon 8 heures jigéen ñi bu kenn dem xëy naan damay nduggi ñëw leen ngeen voté ba pare bu ngeen voté nag bu ngeen paree togg añ heure bu mu paree baax na bu paree 2 heures 3 heures 4 heures 5 heures 6 heures baax na benn jour rek la dañoo bëgg 16h30 au plus tard 17h bureau de vote yëpp nit bañati fa taxaw di voter pour une première fois bureau de vote yëpp dañ leen koy wax les représentants les mandataires dinañ woo ñëpp ñu laaj yan bureau ñoo des mais li ñuy ñaan mooy 17h na fekk ñëpp voter ca pour loolu Mbaye Gueye Diaw il faut que ñëpp xëy 8h taxaw voter gagné département bi jël rafale député yëpp président Macky Sall am majorité absolue su ko amee ba pare xam ngeen ni soxla yi bari na su ko amee soxla yi dañuy mbay jaaga ngi ni fi mu toll nii xëy la bëgg ak keneen ñu ngi taxaw bu boobaa nag dina mën a yomb maanaam liggéey
dina mën a yomb bu loolu amee ñi am nañ dimbali ñu amagul niñ leen di dimbalee mooy taxawaay la jeunesse na ngeen taxaw jigéen ñi na ngeen taxaw Amazone yi taxaw bu ñu xëyee ngeen di orienter nit ñi ku nekk def ko sa affaire bopp parce que ku fi am ngénte wala nga am événement wala ay jàng da ngay xëy nekk ci. seen doléance yi nag ñëw na machine yaa ngi nii du machine wala machine yu cher am garantie jox naa ko ñi 20 machines la ñu indi 10 15 demandes la woon bi ñuy def wër local yi 15 mais dama ko def 20 maanaam fukk ak juróom la ñu demandé woon bi ñu wëree ci élection locale yi mais def naa ko ñaar fukk bëgg ñu dugal ko ci ñi ko demandé woon mais buñ ko yóbboo dama bëgg benn jigéen du doxati comme niñ daan nga jógee seeseen jaag dox léegi da ngay tourner rek dem ci machine yi machine u ngale na nga ne ak kunun machine u njuga nga ne defe naa fi mu toll ni ndox mi léegi ñëpp am na kër yu am sax 9 robinet benn kër am juróom-ñeenti robinet bëgg naa ci donc na kër yëpp am ndox kër yëpp am courant dëkk yëpp am machine jigéen ñi toog ferenkulaayu fuddanu ñu leen di jox xaalis ñuy naan glace di lekk ba suur lii lañ bëgg ventilo di leen ëpp ak ay climatiseur lii daal laa bëgg li ak président Macky Sall moo la jiite xam nga ni loolu nag honneur la Afrique du Sud ñoo ko jiite Nigéria ñoo ko jiite Algérie ñoo ko jiite dëkk yépp tey mooy le président des présidents xam nga ni loolu du lu tuuti beneen bi ci topp Barack Obama ñëw na fii ñu ñuy wax waxu góor jigéen mu ni ko ca mooy président bi ëpp doole ci àdduna tant que man Macky Sall maa ngi nekk président de la République Sénégal fii góor jigéen du fi am kenn du ko fi voté fan yi passé mu dem France BFM TV France 24 ñu wax mu ni leen tant que man président Macky Sall maa jiite Sénégal góor jigéen duñ ko fa accepté waaw lan ngeen bëggati pourtant opposition bi ngeen dégg ñuy wax déggu leen kenn ñi ma cee wax loolu kuñ ci posé question boobu sax nga def nii mais moom dafa taxaw assumé mere nañ ko ci waaye askanu Sénégal moo ko gënal lépp président Macky Sall nee na tant que mu ngi jiite Sénégal loi góor jigéen kenn du ko fi voté fii duñ ko fi accepté parce que nee na du suñu aada nangu ko suñu diine nangu ko lii la wax France devant tout le monde ngeen yóbbaale loolu donc ñu nit nanguwuñ ko parce que ñun mooy suñu xalif général ci politique lii mooy li nga xamante ni mooy dëgg parce que tey ñi fi romb man xaw ma seen tur yi sax am na ku jóge xaw ma fan ak fan ñooñu tey ñi ne ci biir commune Tassette Mbaye Gaye di jël seen carte di leen ko jox gis nga jaar biñ fi mujjee jaar lañ leen ñu mën gëj a gis ku ci sa bëñ di metti doo leen gis duñ fi indi ndox duñ fi indi courant ku feebar ku am dëj ku am ngénte kenn du leen gisati kon ñi ànd ak ñoom bëgguñu waa Tassette lan lañu Thierno Alassane Sall mën a indil dama leen di laaj lan lañu xawma kan biram xawma nan mën a indil il faut aussi nit ñi yeewu ñi ànd ak ñoom lu tax ñu ànd ak ñooñu man loolu laa bëgg a xam Mbaye Gaye di lan moo tax doomu Tassette ku yeewoo fii ci commune bi di dem di ànd ak koo xamante ni amalu la benn njariñ mënu laa may moulin mënu laa may chaise du la indil ndox du la indil courant du la defal dara nga topp ci di kayang yi pourquoi mais soyons sérieux yéen ñi xam nag yéeneen leen sang fii opposition wax nga ko amu fi kon ñooñu nañ bàyyi caaxaan ñëw fii Tassette bañ a am opposition parce que soi-disant opposition léegi nag yéen waa réew mi ñun dañu amoon taux bu ñu amoon de
dañoo bëgg nag mu yokk ci xam naa ni ak détermination bi dinañ am taux bu gën a élevé tey nag waa réew mi bu yokkoo dinañ ni seen ñëw bi am na njariñ lool donc yéen tamit li ngeen am dem leen ngeen mobiliser leen ngeen taxaw comme des soldats xam ni ñoo bokk intérêt tey ak suba fii ba 2024 première dame Titi Kandji waa waañ wi gars yi nee nañ kontaan nañ ci yéen waa waañ wi ñoom maire Ndak maire Ndeye Fatou vraiment dañuy yenn saa ñu ëgsi fi minuit man souvent sa 2 heures du matin laay reer mais saa bu ñu ñëwee reer ngeen toog xaar ñu fajar ngeen jógaat nekk ci kenn amul seen fay ñi ci ñoom Abdou Aziz Thiaw ba ca Samba Thiaw ma nekk ca néegam suñu paay ñoom Baye Ablaye Mbow ñoom ñépp ku ci nekk fa nga nekk yaa ngay ñaan di waxtaan ak nit ñi di ñu politigal yéen ñépp ñu ngi leen ni sant kontaan nañ ci yéen lool seen taxawaay rafet na mention spéciale à madame Thiaw mu ngi bëgg a dee jeex na tàkk bu ñu jullee fajar lay commencé téléphone am bi téléphoné ba 2 heures du matin fu mu déggee problème ni ma fii problème dama ko yërëm sax waaye nag lu waay liggéey yàlla dina la ko fay merci madame Thiaw yaag sa mbokk yépp merci Abdou Aziz Thiaw yaag sa soxna yi Fatou Nogay Ndey Ñang kontaan nañ ci yéen parce que am na nu ngeen doon mel kër ga nit ñi xat mais yaatal ngeen ñépp vraiment kontaan nañu mention spéciale nag à Daba Sarr Astou Diop Seynabou Ndiaye Astou Pël Khady Pël yéen ñi nekk soxna Kayre yéen ñëpp vraiment seen taxawaay rafet na ku ñëw ngeen accueillir ko yaatal nit ñi loolu rek parce que nit ñi aussi ni ngeen yaatoo moo tax ñu nekk fi ñëpp sawar a ñëw jërë ngeen jëf ñu taxaw dimanche nañ ñaan yàlla subhanahu wa taala Saliou Gningue première dame Saliou Gningue sama xarit yéen ñëpp kontaan naa ci seen taxawaay ngañ ngeen góorgóorlu parce que bii yoon dañoo war a romb département bi mais région bi yëpp dañ fa war a jël premier parce que man gisuma fi opposition donc loolu dafa war a am ngeen taxaw yéen waa Sipan waa Mbousnakh yéen ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ñu joxante fii rendez-vous dimanche 17h 18h na fekk lépp leer lundi bu ñu xëyee ñu def un grand sargal commune bi yëpp ñëw comme nii ñu saafonte gërëmante mardi ñu commencé waat liggéey bi continuer projet yi maa ngi leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu.